bismillah ñu am mbégte loolu dalal ko ci plateau info matin doyen ñu ngi lay nuyu xam nga jéem a ba Seydou Ba moom proverbe burkinabé bi ñu doon wax ci suba dabu ko nee na ma doyen bi moom du mën a nekk ci sama noppi. xañ nga Chérif. bismillah xañ nga Chérif junni de parce que dama ko ne woon bu wastu génneewul doyen bi am nga junni. kon jox ma junni bi kon. daa bokk ci man. merci beaucoup nuyu nañ la am mbégte dellu si waat fekk fi gaa yëpp. voilà am mbégte lool dellu si fi waat incha allah. jërëjëf tey nag Chérif defe naa doyen dafa nar a indi lu am solo mu di jàngat jëmale ci kàddu yoo xamante ni si yéen a coow lu bëri Sénégal fan yi ñu nekk nii. waaw ni nga ko waxee noonu la soxna Astou Mbène Thioub muy rek kon député bi di Alioune Dembourou Sow nekkit président conseil départemental bu Ranérou Ferlo nekk responsable kon fële ca APR moo yëkkati kàddu yi nag bi mu koy wax benn vidéo la ci kàllaamay alpulaar la ko waxee waaw ni ñu ko traduire nag nee na rek képp koo xamante ni kon bëgg ngaa défendre ñetteelu mandat président de la république bu fekkente ne am nañu jóg ngir xeex lu ne mel nit ñi jël ay ngànnaay ngir jàmmaarloog ñu ne moom démb gis nañ également ci yenn kaay bi di l'observateur mu ñëwaat jéem a ko préciser ses pensées mais li mu wax rek mooy moom xëy na nan ko déggee ak ni mu ko war a waxee bokkul xam moo tax ak Ablaye ñu bëggoon rek ñëwaat ci propos yi gis nañ indignation bi nga xamante ni suscite na ko déjà fii ci réew mi. man damaa xaw a gàlle pulaar dégguma pulaar loolu ñu teel koo wax mais xam nga li tax ñu sañ wax ci mbir mi mooy moom ci boppam dafa joxe interview ne regretté wul benn yoon kaddu yi nga xam ne wax na ko xam nga bu doon kaddu yoo xam ne la nit dana ko wax jàpp ni déggin bi moo xaw a jaxasoo mu weccaat wax ji mais bu nangoo moom ci interview yi mu def yëpp ne bu mën na dem sax ba assemblée nationale waxaat ko fa donc mooy propos yu mu assumé ci jotaay bi nag du fi mbaax ñuy dellusiwaat ci li nga xam ne nii ci ay jotaay la mais ci li fi mujj invité bi jógee RFM matin te ñu dégloondoo ko fii man dama xaw am déception ci acteurs politiques yi parce que lu mel nii dafay war a am pacte républicain boo xamante ni ñëpp dañuy am loo xam ne ni dañ ciy ànd ne rek jaaduwul bañ ko wutal lay mais kàddu yu mel ni bu ñu tàmbalee di ko wutal lay pour di wax nit ñi ni ngeen ko déggee waxewu ko noonu ñu ngi def fausse route parce que invité RFM matin ministre Abdou Karim Fofana jéem nañu for ci waxam pour mu condamner kàddu yu ni mel mais fi mu ñu jëme mooy jëmm ji xam naa ko est-ce que soxla na ñoo xam ndax moom xam na ko am déet fii ku ne xam nga fi keneen nit nag léeg-léeg nga wax loo xam ne ni ñu koy waxee ci tubaab dépasser ta pensée ça veut pas dire que ku bon nga donc bu ñuy dugg ci xam naa ko ku baax la wala xam naa ko fu baax la bokk wala ay waajuram nit ko loolu fii ñëpp nit ñu baax lañ loolu bu ñu ko tàmbalee rek on fait fausse route nit daal da ngay tollu jamono boo waxee wax ju ëpp ñu tegaat la ci yoon problème bi nag du problème judiciaire parce que gis nga ay nañu ko porter plainte ak yooyu problème politique la te problème bi fi ñuy xawalee woon solution bi mooy son propre camp réew yu sérieux yëpp lu mel ni su amee amatul droite gauche si du droite gauche ñu xalaat France mais Amérique Donald Trump bu waxee njombe da ngay gis républicain yi ci boppam ñoo koy jëkk a tegaat ci place am lu mel nii kenn warul di seetaan muy am parce que dafay légitimer genre discours yu mel nii te bu ñu nangoo ni kilifa la dañ ko nangul parce que député la du ku nekk mooy falu député buñ nangoo ni kilifa la mooy mën nañoo nangu ni am nañu ko déggal am nañuy jëfee xalaatam kàddoom yaakaar ni mooy seen njiit te gis nga ñu koy défendre bari nañu ñu koy défendre dans son fief bari nañu donc kilifa bu waxee am ñoo xam ne ni moom la ñuy déglu di ko déggal nañu moytu wax loo xam ne interprétation bi sax mën na indi jiix jaaxa ci xelu ñenn ñi parce que ñi seen xel dawul liñ ci dégg mooy ñun li ñu jàpp tey jël leen jaasi défendre te xam nga li ci gën a garaaw mooy du jël leen jaasi pour fal Macky Sall de déedéet pour défendre ni war na nekk candidat xam nga réew mi nag réew mi xanaa dañoo fàtte ci li ñu jógee xam nga ñëpp d'accordoon nañ ni Covid bii ñu nekk nii bu ñu ci jógee rien ne sera plus comme avant tolloon nañ fi jamono boo xam ne mais président Macky Sall xëy na taloon na leneen lu dul ay waxi mandat loolu yàggul bi ñu toll fi ba moom ci boppam mënatul a recevoir nit conseil des ministres ci boppam visio la ko doon defee moom Aliou Dembourou Sow mii jamono boobu
talul woon di meeting talul woon sax génn këram ndax kenn génnatul woon loolu dañ koo fàtte xanaa kilifa yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci Covid bi pourtant maqama bu ne am nañu ko fi ci biir réew mi le premier à mourir du Covid c'est Pape Diouf loolu du neen man réew mi foogoon naa ne bu ñu jógee ci lii xëy na li ñu jàppoon ñun ñëpp am na luy changer muy ci doxalin ci économie pour ñu doxal suñu réew mais réew mi du lii moo koy defar. dama laaj ak mooy gis na ni même bitim réew nit ñi luñ féewaloo am loo xamante ni bu dee day naax saayal cohésion bi même boo farak moom da ngay démarqué wu ci propos yi déjà condamné ko gis nañ Daniel Obono bi nga xamante ni fële ca France ba mu fa amee journal bi daal di koy kii ñëpp a jóg ñaawlu ko Donald Trump mi lu mu nekk républicain bu waxee wax ju rëy dañuy gis ay sénateur républicain xam sax dañuy jël moom it ñaawlu ko mel ni kon fii loolu dafay tumu daal. mais pacte républicain dafa war a am ñoom surtout parti bi mbokk APR ay républicain lañu pacte républicain dafa war a am ci réew am loo xam ne nii kenn waru ko romb am na exemple yoo xam ne nii jaar na fi sax bu yàggul ñu dal ci kaw benn leader politique bu xawee politiquer Casamance wax ja sax defe naa ni 10 fois moins grave que lii te loolu am na fi yàggul ak yeneen yoo xam ne nit wax na ko nit wax na sax ci diggante góor ak jigéen wax ju ñaaw ñu dal ci kawam parce que loolu dañuy jàpp ne am na loo xam ne nii lu kujjee gi tar waruñu ko dépasser lii man est-ce que mën nañ cee ñàkk dégg président APR du ma wax président de la République est-ce que lii mën nañ cee ñàkk dégg président APR pourtant am nay débat yu falaa yoo xam ne dafiy jaar Macky Sall di ci wax mais lii dara gënu ko garaaw li tax mu garaaw mooy moom foog mu dalal dugal ci xelu ñi nga xam ne mën nañoo jàpp waxi député bii mu xamal leen ni man ànduma ak wax ji ànduma ak kuy jëfee waxi violence bi tamit te ànduma sax kuy jëfee waxi xeet parce que au-delà de violence bi wax ji yeggul bu ñu yeggalee wax ji kay faut pas que ñuy wax ji foog ñu koy eggale parce que du wax yi défendre Macky Sall rek la mu ci teg tam dafa gën a graaw nit est-ce que war naa toll ci réew mi yaakaar ni moom moo war a doxal li nga xam ne moo fi war a am ci Macky Sall après Macky Sall ba ne bu fi Macky Sall jógee sax ñu jox nguur ñu teg Abdoulaye Daouda Diallo xam nga wax ji aussi nañ koy yeggale loolu soo ko yeggalee di nga xam ni kii waxi dof lay wax te amatul lay ay layu xam naa ko nit ku baax la mais kan moo fi bon mais Ablaye ñëpp ci kër gu baax lañ bokk gis nga loolu c'est très choquant nit def dara ñu bëgg koo layal naan noo ku baax la way juróom ku baax la mais et alors à un instant T dafa def loo xam ne ni kenn waru ko def ñu condamné ko jàll ci leneen mais bu fekkee ni mënuñoo nangul loolu suñu bopp ci réew mi man xawma réew mi fu mu jëm olof sax da koo àtte dañuy soppe bu dof noon bu nite moo ko gën olof àtte na ko ba pare mais man bu ma gisee nii ñi dafay publicité li Aliou Dembourou Sow def est-ce que quelque part aussi du yee fitna est-ce que ñun indirectement ñun médias yi laay wax est-ce que le fait d'en parler est-ce que ñun duñu jékki-jékki di xam ay Mor xam naa ne tu es passionné par les médias par l'environnement média c'est un débat qui ne sera jamais épuisé ci est-ce que lii war nañ koo wax wala waruñ koo wax mais xam nga liy dëgg mooy tey dara mënatul nëbb bu dul média classique yi réseaux sociaux yi dinañ ko wax te tey gis nga ni réseaux sociaux sax dana tax média classique yi topp ci wax donc ala kulli haal xam nga lan mooy wax ji wax na ko waxu ko bu ko waxee ñu condamné ko mu fin te lii war nañu koo wax parce que waruñu bàyyi mu jàll am na yoo xam ne léeg-léeg nëbb la parce que da nga yaakaar ni day xotti wor may nit jëmmi doomi aadama mais lii xottul wor ma kenn li ñuy ragal rek mooy li mu nar a indi li mu nar a jur ëllëg am na loo xam ne mën nañ cee d'accord ci des fois bu xewee bon suturaal nit ki moo gën wala wane ay yenn image nga fekk nit ñu rey ko defin jëfin bu ñaaw ñu déggoo ci ne lii day waruñ ko wane ndax day xotti dignité wu nit ki Ablaye dagguma la mais ñoom seen version sànq rek Abdou Karim Fofana mu ngi koy wax nee na jaasi bi mu utilisé ci Haalpulaar carte électeur la ne xëy na ñun wolof yi ñoo ko déggee jaasi
mais du jaar ci carte électeur la. waaw loolu mooy problème mais ci kañ la carte électeur commencé di nekk loolu mooy wala boog ñu parce que lui-même c'est ce qu'il a dit. ñu woo Non. spécialiste sémiologie waaw ñu mais dimbali ñu. et puis gis nga loolu moo garaaw ci affaire bi wax bu commencé am interprétation bu mën a jëm fii dafa jar leeral te jarul a xëcc moom ci bopp wax naa la ci njëlbeen dégguma Haalpulaar waaye moom ba mu assumé ci interview bu mu def démb dans l'Observateur moo ko assumé donc duñu ko wutal lay aussi faut pas être plus royaliste que le roi nee na moom bañu ci dara bañu ci ba dem assemblée nationale waxaat ko fa te wax ñuy féewale defe naa ni nit jarul nga ciy xaacu naan bu ma demee assemblée nationale sax danaa ko fa wax. Deuxièmement wax dëgg fa yàlla ñun dañoo gàlle waaye nag jaasi ak pepp ak yeneen defe naa ni bokkeewul te fàttalikul wax ji du fal Macky Sall de 3e mandat bi la xeex pour mais xeex pour 3e mandat mais da koo jar fii kenn gis nga xëy na moom gëm na ko mais kenn jaru fi kenn man damaa xaw a rus en fait wóor na yàlla wallahi al azim damaa xaw a rus ci réew mi ñu toll ci ni jaral nañu suñu bakken pour tegul nit ak li fi jaar yëpp nga xam ne fii ku fi sa bakkan des yaa perte ak koo mën di gëm surtout kujje politique ku kujje politique jaral sa bakkan mais 2012 gis nañ li fi xew yëpp ñi ñu fi sacrifié pour ñooñu tey ñooñu rek ñoo perte seen i njaboot c'est-à-dire weguñu leen sax ci xeex bi nga xam ne ñu ngi ko doon xeex pour réew mi demee neneen ëllëg fii war na fee jaral nit di sacrifier sa bakkan wala ngay xeex ci xeexu violence pour fal nit koo xamante ni xëy na soo ko falee yàllaa xam ndax tal na lam talu la jaru ko fi te loolu man loolu moo tax ma ruus parce que réew mi situation bi ñu am ndëgër laay bu ñu war a am kàngam yi ñu am ñu toll ci quelqu'un boo xam ne xëy na bu jamono jaaroon yoon wax dëgg fa yàlla du moom mooy def opinion bu ñu waxante dëgg rek ndax ku ne aussi am na place ci réew mi bu dul palinu Macky Sall tabb ko xëy na waaye soosu vraiment man Wade ba yow sañu jaaraat ci turam bu dul loolu xëy na du nekk place bi mu nekk. doyen est-ce que tamit posé wul un autre problème defe naa su ma juumul dañu ne booy créer parti politique warul am wàllu régionalisme mais yow nga wax dans un ensemble nga ne maa ngi ci ensemble bi mais je parle à un élément de l'ensemble mu mel ne da nga jël jataay di waxtaan ak jataay bu lëmm nga ne groupe bii laay waxal est-ce que loolu tamit posé le problème quelque part ñii laay waxal. wax ji lépp a posé problème adressé wu à une communauté déjà baaxul. Deuxièmement nañu yeggale wax ji yemul ci mag dafa ne bu fi jógee nañ fi teg diw li leen boole. xeet la diw boobu ak Macky Sall li leen boole xeet la. donc mu ngi wat a taxas wet pour nedd ko bandu mi kaddu la boo xam ne nii jib na fii jibati fii. te xeet ak diine mooy li gën a mën a jur fitna. mais te constitution bi daf ko tere xeet ak diine mooy li mën a jur. te constitution bi daf ko tere yaa ngi fàttaliku am na jamono yi Macky Sall la woon jamono yi Macky Sall la woon parce que premier ministre la woon Idrissa Seck bi mu fi bëggee créer parti tuddee ko réew mi mais coow lu rëy ñu ne ko réew mi ñëpp a ko bokk. kenn amul droit tuddee sa bopp réew mi Macky Sall mii la woon voilà. donc xam nga c'est-à-dire jamono di dox même moom ci njàngatam Macky Sall quand même. mënuñ ko ba mais nekk. Mor nga baal ma rek Mor. voilà mais waruñu ko te dafa jaxasoo ak. non voilà dégg wolof dégg pulaar dégg même di fo ci séeréer bi moom peut-être pour man moom mënoon na dem ba coow li sax mën na ko fay. mais waruñu koo mën a bañ a dégg ci lii. waaw ci au moins mu démarqué wu. waruñu koo mën a bañ a dégg ci lii au moins mu démarqué wu parce que xam nga lan moo am ba des li am ba des mooy affaire bi dadul sax problème judiciaire mën na faa yegg nag bu nit ñi porter plainte seen sañ-sañ la mais politiquement la ñu koy régler mais lii assemblée nationale député la war nañu cee wax groupe parlementaire ñamu bokkal mais doo gis kenn koo xam ne sax. ci loolu tamit wax na ci position député am nee na xanaa dañu koy poñe di ko diri di ko yóbbu ndax moom statut député mayu ko ñu di ko convoqué fenn. waaw mais ñàkk a xam la rek def naa ñàkk a xam la rek parce que aussi bu fekkee ni dañu bu ñu doon defee immunité parlementaire am tey pour jàpp ni dafa def loo xam ne nii war nañ ko yóbbu bu boobaa buñ ko woowee defe naa dana ñëw voilà donc yooyu yëpp xaj na ci mais loolu ñàkk a xam la rek mais loolu li muy indi mooy. ñàkk a teg nit ñi ci place bi nga xam ne nii fa lañ war a nekk ndax nit bu xamee cëram du waxee
wax boobu ba pare nag di tëkku institution ba nga xam ne moom lay représenté. Ablaye damay dellu si ci pauvreté du débat public sénégalais xam nga ñi ngi doon wax Mansour Faye Sonko léegi ñi ngi wax ci disons Dembourou Sow li mu wax mais ñi ngi fàtte nit ñi dañoo nekk ci ndox mi waa Kër Massar ba léegi ñi ngi ci ndox mi est-ce que on en parle quelque part aussi ñun médias yi am nañ benn responsabilité boo xam ni dañoo war di seet ci ñu bañ a topp nit ñi ci li ñi bëgg di waaw ci góomu mais foofu ñu koy xoos góomu askan bi ñu koy xoos mais bu ñuy wax affaire Aliou Dembourou Sow dañ koy war a wax bu ñuy wax affaire disons Sonko ak Mansour Faye mais on a l'impression qu'on oublie que am na ñu nekk ci mbënn mi am na ñoo xam ni dañ leen a génne ils sont 400 ci benn centre boo xam ni salle bu mel ni sax moo ko ëpp est-ce que loolu aussi waruñoo interpeller quelque part ñun médias yi. non médias yi xam nga responsabilité bu média léeg-léeg dafa di rek jottali xibaar nag da ngay bàyyee sañ-sañ aussi ki nga xam ne moo koy dégg wala moo koy déglu mu jël ci li ko neex mu tànn c'est vrai que nekk ci benn affaire di ci wax suba ba ngoon bàyyi leneen mën nañoo jàpp ne xëy na loolu la ñu gën a teg ci kaw mais il faut un peu de tout tey munoo wax ni fii tey waxuñu ci ñi nga xam ne ni ñoo sonn muy moom mu xam mbënn mi jamono bi muy gën a xew presque édition spéciale la ci la ñu nekk donc aussi loolu médias yi mënuñu leen critiquer ci côté boobu société bi ñu am mooy reflété wu rek ci médias yi lii ñuy wax nii xëy na tey moo gën a intéressé nit ñi am na leneen loo xam ne soo ko doon wax peut-être que ñaar ñetti nit wala bu ñu la commencé suivre sax dañ dem ci leneen parce que ci jamono bi nga koy waxee taluñu ko seen gan bii dana am jamono boo xamante ni dana am jamono boo xamante dana am non c'est vrai waaw sunu gan bii dana am jamono boo xam ni mais loo fi mënoon a woote sénégalais duñ la tal parce que coupe d'Afrique wala coupe du monde la ñu nekk est-ce que da nga naan est-ce que football mooy dundal nit ñi non jamono moo demee noonu te c'est pas une critique qu'on peut adresser seulement à la presse sénégalaise adduna bi yëpp noonu la gis nga xoolal le débat entre Joe Biden ak Donald Trump le pire débat de l'histoire des États-Unis pays bi gën a démocratique moom la ñuy wax mais jamono moo demee noonu ba ñu yaakaar ni seen débat ñoom tey saagante la teesante donc c'est pas une critique boo xam ne nii Sénégal rek lañ koy adressé ñëpp la mais adduna moo demee noonu nag maintenant li am te warul tax ñu sori ñun suñu wax mooy il doit y avoir un pacte républicain boo xam ne ñëpp dañuy d'accord ni am na ligne bu kenn mënul franchir ci loo xam ne ni luy saax-saaxe réew mi la yaa ngi wax léegi ni nit ñi daf mel dañoo fàtte ni ñu ngi ci mbënd mi mais Mor nit ñi daf mel dañoo fàtte ni ñu ngi ci Covid ma lay fàttali aussi Covid bi il y a 6 mois seulement Mor 20 heures kenn daawul génn sa kër te ñëpp nangu woon nañu ko parce que dañu doon daw pour raw te daw ba raw ci ngóor la bokk tey est-ce que Sénégal waroon naa dellu si jamono boobu président Macky Sall xalaatu pourtant on était tous d'accord que après le Covid rien ne sera plus comme avant génnaguñu ci sax on est retourné à mais des années en arrière man loolu moo ma tiital te damaa ruus man gàccewu débat bi daf ma ruusloo daal vraiment waroon nañ ko dépasser. merci beaucoup mu nekkoon jàngatu doyen Abdoulaye Cissé Chérif. et puis ñu fàttali naa ni ne wax di faram-fulaay voilà moom Doumbérou la engagé mais engagé wut benn pël engagé wut benn voilà loolu moom aussi il faut ñu leeral ko to gis na ni ñëpp ko ñaawal. merci beaucoup Chérif mu nekkoon jàngat goo xam ne doyen Abdoulaye Cissé moom moo ñu ko indiloon ci kaddu yoo xam ne jub na fi li ñuy tàmm di wax rek nit ku dul juum amul te sukk du tere yóbbu say om ci kanam tuuti ñu dalal suñu gan jaa ngeen jëf.